asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi fii ci suñu cuisine bi di préparer suñu shawarma autrement à la sénégalaise. daal di préparer togg bi facile, cuisine rapide et facile yi ñu def suñu kër yoo xam ne duñu jëlal temps ñu koy préparer xale yi wala mag ñi ñëpp xañ nañ ci. Pas besoin de kii suñu mbokk internet yi ñu ñu dina jaajëfal. am nañ fii suñu viande hachée, suñu persil chinois et beneen persil sénégalais, am nañ fii suñu poivron, tout petit peu de piment, am nañ fii suñu herbe de province, huile d'olive na sell rek te rafet. am nañ fii suñu crème fraîche, suñu fromage, am nañ fii suñu marinade de barbecue, suñu thym mi ngi noonu. amaan nañ fii thym bu wow bi, fii thym bu tooy bi la. am nañ fii suñu paprika, suñu curcuma fii nii, am fii suñu 7 épices, un peu de poivre, sel comme d'habitude ndax sel moom mënul ñàkk ci dara, ak suñu pain arabe ici benn fromage vache qui lii nag mën ko réaliser sans autant que nga def fromage. day fekk rek sa touche nga def ko ci, comme man dama bëgg fromage togg moom ku nekk ak sa goût. dama bëgg fromage moo tax ma def fromage, mën nga ko defal sans topp nga def si fromage. tax dama bëgg accompagner sama fromage ak crème fraîche mu daal di yànji ba bëgg a dee. waaw kon ku nekk suñu huile de soja nii léegi nag dañuy commencer ci defar suñu pomme de terre. suñu pomme de terre nii waaw. mbokk internet yi, nos amis qui nous suivent et qui ne comprennent pas le wolof, donc je disais on va préparer du shawarma autrement avec de la viande hachée. Comme on le sait toujours, abonnez leen, partagez vidéo yi. waaw yeneen recette yu amul fenn ngeen gis tous les jours ñu leen koy préparer. ñu ngeen def seen suggestion ci commentaire bi ñu ngi ciy bàyyi xel. Pour nos amis qui ne comprennent pas le wolof, on a ici notre viande hachée, pain arabe, du fromage, du piment vert, et du poivre, herbe de province, comme vous le voyez, sauce de soja ici, du sel, du poivre, et du daal di taal suñu feu. tuuti rek un tout petit peu bala muy dañuy am texture bu ñu bëgg. yaa ci sotti suñu huile d'olive tuuti rek lañ soxla, pas trop gras, loolu lañuy soxla. après ñu jël suñu pomme de terre lu ñu daggoon sànq ci def. tuuti mën nañ ci def nii suñ un peu de sel, un tout petit peu rek. daal di xaar tuuti mu daal di jóg. waaw léegi toggaloog abonné leen, partagé yeneen recette yu gën ñu ngi leen di xaar yu amul fenn. waaw léegi dañ koy def nii daal di xaar tuuti texture bi xaw a jug tuuti rek, ndax soo yokkee sa gage sa feu mën nga am texture boo du bëgg, parce que jar na muy ñu ngi commencé di jóg nànk-nànk. daal di yëngal suñu pomme de terre mi ngi bëgg a ñor. léegi mën nañ ci def suñu viande hachée mu ànd ak moom. mu ànd ak moom
moom it daal di ci ñëw mën na ànd ak moom ci yoon ak mën na ànd ak suñu pomme de terre daal di ñëw ndax suñu pomme de terre bii xam nga defuñu ko comme shawarma bi ñu bëgg dagg ko comme ça pomme de terre à part comme shawarma à la normale. Donc lii moom plat la bu yomb bu sakkan bu am njariñ bu ñu mën a defar suñu biir kër yi pour ñu sonn saa u saaka ndax dañuy faral di gis shawarma bu yàqu ñu faral di gis viande hachée ak di am fromage. Donc tey ñu indil leen bi pour que ngeen déguster ko ñam suñu sauce de soja un tout petit peu rek tuuti rek lañ soxla pour am texture bu bëgg suñu sauce de soja def ci tuuti rek pour am texture bi ñu ko bëgg un peu aromatisé. Donc suñu sauce de soja un peu aromatisé pour am tuuti texture bu ñu bëgg. waaw su leen neexee nag su nekkee sauce de soja bi ci leen mën ngeen ko ci bañ def parce que lépp rek aajana ci vidéo bu ko tay defar. donc ñu ngeen xool li ngeen neexee ngeen defee ko ci macha allah macha allah. suñu yëpp ngañam la macha allah. li ko réeree guddi rek gisuma la maal macha allah macha allah. war fakal waaw xale yi yeneen togg waay togg lu baax la. suñu herbe de Provence tuuti rek lañ ci soxla. suñu pain épicé un tout petit peu rek tellement loolu di bari daal di sox tuuti suñu poivre poobar suñ ci sottee tuuti rek aajana ci yëg-yëg. waaw su fekkee bëggoo lu bari tuuti rek ngay def parce que bari muy épicé quoi trop épicé. dañ leen wàññi dëwlin jéem a togg fii wàññi dëwlin wàññi nii trop bon. waaw c'est trop bon macha allah. waaw tamit macha allah. suñu kii mi ngi nii ñu ngi continuer di ba tey mi ngi ci taal bi man maa wàññi tuuti gaz bi rek mu bañ tuuti rek dañoo bëgg tuuti mu caraméliser comme ça mu bañ a nekk di jàpp te togg di jàpp. gars yi ñu fàttali leen abonné leen partager yeneen recette yeneen plat yu amul fenn cuisine rapide lañu wax yu gaaw yu amul fenn yoo xam di nga ko defar ci en moins de 10 minutes kër gi lekk xale yi macha allah. léegi ñu ngi ne suñu poivron mu ngi nii moom lañ ci daal di def bu fekk ci yi fi nekkoon. waaw tubaab fa kàlla xet gi moom mënuma leen koo wax yëf yaa ngi nii macha allah. waaw xelu ngëyeen yaa ngi ci de ngëyeen yi ma dëkkal seen xel yaa ngi ci waaye li moom tubaab fa kàlla su ma paree rek macha allah sama waa ji rek laa ci yakkal Thiam Babel Demba Thiam yàlla sa jàmm yàgg moom rek laa ci yakkal tey. sànq dama leen waxoon bi ñuy commencé ci dëj bi ne leen suñu kaani bu vert bi piment vert bi moo nekk nii. kenn ku nekk ak sa goût ak dose li nga ci bëgg a def ci piment ñun tuuti rek lañuy def bëgguñu dose bi bari tuuti rek lañuy def tuuti bëgguñu moom pimenté bu sax tellement tuuti rek lañuy def. bu bëgg na mën nga yokk comme tu veux ni nga ko bëggee rek ça dépend de toi ak ñu ngi koy toggal. man nag lii ma togg pour 2 personnes dong la ba 3 personnes bu dee dangay toggal ñu bari mën nga ko yokk ndax li njogonal dàqu ko. mën nga ko yokk li ngay def tuuti rek xale yi mën ci am dara. lii waxoon naa leen ko sànq suñu curcuma mu ngi nii ak suñu paprika dañuy dindi tuuti rek daal ci sànni tuuti rek leen ci sànni tuuti rek suñu paprika ñu tibb tuuti rek lu tolloog ñaari loxo fu nekk ñaari comp rek daal ci sànni tuuti rek mu indi ñu bëgg. waaw baaxakaar ñu indi ñu bëgg.
ñu bëgg rek ñu dund ko waaw macha allah. waaw lii nag yii yëpp nag ñu ciy def ay herbe naturelle la. herbe naturelle la defuñu ci benn li nga xamante ne nekkul herbe naturelle ay herbe naturelle kese li nga xam ne jaay la suñu togg mi ngi nii ay herbe naturelle kese lañ ci def waaye bii am pince rek lañ ciy jël ndax moom da koy yokk xet gu amul kenn loolu nag lañ ci soxla. di teggi am nañ ci li ñu bëgg ñu daal koy teggi nànk fii daal koy sotti suñu saladier. suñu saladier mu ngi nii ñu daal ko ci sotti nànk daal koy sotti suñu saladier mu ngi nii fii nag la ñuy amee mélange bi ñu bëgg donc ñu daal koy teg nii jël suñu bool daal koy teg nànk sotti ci suñu crème liquide. nee naa leen li may togg pour 2 personnes dong la juste moo tax ma def lii mais keneen kuy def leneen mën nga ko yokk teg si tamit nañu wàññi suñu cuisinière ou bien suñu gaz quel que soit fourneau bi ñu toggee nañ ko diminuer ba mu ndaw ndax bëgguñu ci affaire bu jàpp ci taat bi wala muy am benn kii. mi ngi nii di kii saa si njëbbee la ba waxoon naa leen ci commencement ba que ni mën nga def sa sauce fromage bi comme crème liquide bi ma def di ko boole ak fromage bi yow mën nga ko def comme mën nga ko bañ def parce que man fromage dafa nekk loo xamante ne dama ko bëgg mais keneen mën na ko bañ def ma jël lii def ko ci lii nii dama koy teg fii di xaar dressage bi donc nga daal di nga bul bàyyi loolu am. texture bi nga suñu crème glacée bu ñu def suñu fromage mu ngi nii di commencé di jóg donc ci salé la jëm tuuti poivre rek lañ ciy def tuuti rek un tout petit peu rek yëkkati texture bi waaw tuuti rek lañ ci soxla yëkkati texture bi jaay bi leen fàtte amal léegi ñu daal di fay suñu gaz comme bu ngeen ko gisee nii ñu ba am nañ texture bi nga xamante ne moom soxla daal di fay suñu gaz léegi ñu daal di tàmbale ci avant ñuy dresser léegi ñu tàmbale jël suñu soble comme ni ngeen ko gisee nii suñu soble la ñuy jël ñu dagg ko parce que fi mu ne nii tollu nañ ci soxla suñu soble. te bu leen fàtte ni fay nañ suñu gaz balaa suñu fromage di indi beneen texture bu fàttali rek ni gars yi ñoo ngi ci liñ leen waxoon. léegi ma fàttaliwaat leen ko ni leen lii du shawarma bi ñuy faral di gis chaque jour léegi man maa ci indi sama benn touche rek pour baaxee leen astuce bi pour defar ko. dinañ defar nag shawarma bi ñuy gis bi ñuy jaay ci grande surface yi ci resto yi waaw yi ñuy jaay foofu shawarma boobu dinaa ko indi fii ngeen gis ko ñu defar ko ànd ci ak suñu chef ñu defar ko ba mu autrement bu ngeen fàttali ko ba ñuy commencé wanoon naa leen ko ñen dama jël persil chinois bi ñuy jaay ci marché bi ak persil bi nga xam ne moom lañu gis chaque jour di ko utiliser léegi ñu daal ci dindi tuuti rek li ñu def suñu kii xam ngeen ni li jëm ci wàllu li jëm ci wàllu viande hachée yàpp yooyu yëpp xam ngeen ni persil moo ko yor parce que goût bi ñu bëgg persil rek moo ko ci mën a def waaw goût bi ñu bëgg persil rek moo ko ci mën a def waaw te damaa yor ay xale yu bëgg lekk fii waaw ku ci mel ni papi dafa bëgg lekk damaa yor xale bu mën a bëgg lekk fii donc li may defar faa muy neex dafa bëgg lekk trop waaw mook Cheikh Mbacke ñoo yem du ñoo bëgg lekk waa fakkaal ko waxee woon sauce barbecue xam nga wanoon naa leen ko ci commencement bi léegi damay dindi tuuti rek foofu mu mën na loolu yokk ci sama texture sama assaisonnement def ci tuuti rek un tout petit peu rek waaw
yépp xam ngeen rek da koy neexal ñu daal ko ci def daal di yëngal pour am texture bi ñu bëgg. su la neexee nag mën nga jël tomate fraîche bii nii si tu veux li ma wax rek mooy que ni soo ko bëggee mën nga ko ci def yàqu ci dara yàqu ci dara franchement nga def ko ci aajala ni suñu sauce mi ngi nii sauce burger lañ koy wax sauce shawarma mooy sauce yi nga xamante ne ñu ngi koy def nii ci grande surface yëpp mais pas besoin que ni tellement que ni ndax aajow ci bu la neexee dafay fekk rek nga bëgg ko cee def daa ko ci def tuuti rek comme man nii ma ko ci defee waaw. oublier suñu thym bu tooy bi ñu ci barkeelu tuuti yooyu yëpp ay épices naturelles la ay plantes yu baax la ñu nekk fii suñu dëkk waaw naturellement. prévu rek niñ ko waxee woon ñu ngi jàll ci suñu defar ko suñu kii lii fromage la fromage yi nii ñuy jaay ci surface bi ak lépp lu mu mënti doon nexoon naa leen ko suñu sauce bi ñu defar texture fromage ak poivre ak crème liquide bi nee naa la soo bëggul lii nii ma ci def nii ndax man dama bëgg fromage ak tout looloo tax. comme ni ñu ko waxee ñu daal di jël suñu peu de fromage laitier yi nii daal ko ci def. mën nga neexee ne mën nga bañ sax utiliser fromage mën nga jël rek sa mayonnaise ou bien sa sauce yi nii moutarde yëpp lu la neex mën nga ko utiliser daal koy defar mën nga bañ a utiliser lii yëpp comme man li ma utiliser lu teewul dangay am lu neex lu saf lu baax waaw léegi ñuy nii damay jël sama lii daal ci ko ciy teg ko ci nànk nii texture bi daal ciy def nànk teg ci tuuti mi ngi nii baax na léegi lii rek lañ soxla defee bu la neexee nga jël sa fromage daal di sànni ci kawam comme nii ma ko defee jël sama paaru fromage daal di sànni rek ci kawam pour bëgg rek affaire yi gën a gisee teg nañ ko ci ba pare léegi dañuy jël suñu kii jël suñu pain arabe ñu fàttali pain arabe bi moo nekk nii ñu daal di lëmas nii daal di lëmas nii léegi am nañ suñu texture mu ngi nii léegi beneen bi tamit noonu léegi beneen bi noonu lañ koy def waaye xoolal suñu bii buñ ko daggee li ñuy am texture bi ñuy am gis ngeen mu ngi nii yëpp pare na merci ñu ngi leen di jaajëfal di leen daggee suñu texture nii la mel suñu shawarma viande hachée autrement nii la mel ak sama maa ci indi sama benn touche mën ngeen ko essayer seeni kër essayer ko fépp ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné aimer partager vidéo yi bu ko defee ñu ñëw ci yeneen astuce ñëw ci yeneen repas ñëw ci yeneen togg suñu kii ba pare ñu daal ci suñu dressage am tuuti suñu olive ak suñu olive vert ak suñu olive noire def fi suñu tuuti ketchup xam nga ñun moom dañoo bëgg ketchup ba mu ëpp ñu daal di koy def nii daal teg suñu ketchup ndànk génne ci tuuti rek suñu ay crème soo bëggee soo dee mayonnaise neex na la nga daal ko ci def baax na def ci suñu tuuti roof ñu daal di jàll ci dressage bi gis nga mi ngi nii suñu texture yeneen gis ni nii mu mel appétissant na neex na yomb na lekk du la sonal et tout donc mi ngi nii waaw. Allez on va à la prochaine ci beneen vidéo bu ñu leen indil ñu def ci yeneeni vidéo indil leen yeneeni feem ak yeneeni astuce ak yeneeni recette léegi abonné leen ngeen may ñu j'aime waaw ñu jàll ci leen allez bye bonne dégustation aussi.